Moustapha gannaaw bu ñu ubbee aéroport bi ñu bare ñu ngi coow ne nañu da ngeen a yàkkamti parce que am na lu bari loo xam ne ci aéroport bi parewut wax nañu ginnaaw cuve yi nga xam ne fa la ñu waroon jël kérosène pour avion yi di ko dawee yooyu yëpp parewul pour yow lan moo tax ñu yàkkamtee ubbi ko le 7 décembre. non man jàpp ma ne yàkkamti nañ pour ubbi ko parce que daf ci am lu nga xamante ne ay commentaire la yu nit ñi wax mais liy dëgg duñu ko wax parce que aéroport kenn mënu ko defar ba mu pare ay avion war fa départ ay avion war fa wàcc ñu ne seen carburant dafa am problème parce que li ñuy njëkk a liggéey li ñuy njëkk a préparé ci aéroport mooy fu nga xamante ne avion bi heure bu ñu soxlaa carburant mën ko fa amee man jàpp naa ne loolu ay wax la rek en tout cas man daal recommandation bi may def mooy aéroport bi ñu am bokk na ci aéroport yi ëpp solo ci àdduna bi parce que man dem naa ci aéroport yu bari ñu dénk ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yore ñu sàmm ko ba ñi nga xam ne ñoo ko liggéey seen xol bañ a tàng parce que liggéey nañ fa liggéey bu nga xamante ne jekk na yàlla na ñu bañ ko saboter en tout cas ña fa nekk daal nañ tenir ci entretien bi def ko ba nga xamante ne ni mu mel dans 10 ans boo fa demee dana mel noonu parce que aéroport bi du lu yomb de xam nga ñu bari dañ ko gis nii rek te xamuñ fi ñu jaar ba mu egsi fi man mii bokk naa ci ñi nga xam ne cimetière ya fa nekkoon bañ ko déplacé man maa tabax fañ ko déplacé. parce que dafa amoon cimetière lañu dafa amoon ay cimetières yu fa nekk bi ñu toxalee dëkk yi waaye village yi taxaw ne ñoom seen niiw duñ ko fa bàyyi ñu créé benn cimetière man maa liggéey cimetière ba pare ñu dem sulli ji cimetière ya fa nekkoon indiwaat ko ci cimetière yu bees. cimetière yi ñu génnee gas fu ñu ko yóbbu léegi. cimetière yi nga xam ne ñoo fa nekkoon dañu dem gas ko indi ko ci cimetière yu bees yi nga xam ne moom lañ tabax loolu man maa ko liggéey te fekkee na bi ko militaire yi def loolu du lu yomb seen quartier yi bi ñu leen di déplacé dañ leen indi benn place mais nekkuloon benn village ay village la woon bi ñu leen utalee fu ñu dëkk village bu nekk def ne jàkkaam da koy indiwaale da nga dem benn quartier dana am 4 wala 5 jàkk parce que ñu fa dëkk ñu ne comme dañoo bàyyi woon seen jàkk fële dañ leen di indilaat seen defaraat jàkk man tabax naa fa 7 mosquées ak grande mosquée ci biir aéroport te loolu ay négociation yu nga xamante ne état bi nanguloon na ko ña fa nekk même bu la fekkee ci néegu ñax dalay tabaxal kër karle ko def la ci war lépp man maa ko def xam naa ko bokk jox la sa kale nga ubbi du ko amoon nga jàkka mu tabaxal la jàkk ci sa buntu kër dem même pas 100 mètres beneen dëkk war fa installé ñooñu ne ñun du ñu dem ci jàkkay kenn parce que comme dëkk ba ñu jëlee amoon na jàkk dañu tabaxal suñu mosquée ñu tabaxal leen mosquée tabaxal leen ay école defaral leen lépp lu ñu leen war a defar nañ ko te ci ay conditions yu métti lañ ko defee parce que man commencé naa fa liggéey village waaye ñëw dal ci suma ko yàq suma ciment dal ci sumay machine ba damaa mujj arrêté liggéey boobu kon loolu may wax dama ci jublu rek ne gis nañ ko mu rafet mais ñépp a war a ànd sant directeur général AIBD parce que nit ku mën a muñ la nit ku am xam-xam la nit ku yaatu la ku mën a négocier
parce que aéroport bu fekkoon ne keneen jiite na ko ku dul Abdoulaye Mbodj yaakaar naa dina jafe trop pour mu réussir kon nag ñu sonn ci te askan wi tax ñu koy defar ko ba pare teg ko ci ay loxo te loxo yi sàmmuñ ko daal man gënal. est-ce que Moustapha Mbaye tukkee ngum nga ci aéroport bu bees bi AIBD. ndax voyagé gum naa ci. non mais jàpp naa ne diir bu gàtt naa fa dem pour voyager ci. kon yow booy yegg ci pistu aéroport boobu. di nga am ay yëg-yëg yi nga xam ne ñun ñii nga xam ne xamuñu dara ci histoire bi duñu bokk ak suñu bos. non loolu maa koy xam bu baax parce que bu ma demee ci piste bi dinaa xam ne fii ay guy ñoo fi nekkoon ak ay néegu ñax ak yeneen parce que image bi mu ngi mel ni tey maa ngi jàkkaarloog moom bañ koy commencé parce que def naa fa presque 3 ans di fa liggéey ba bi ñuy ubbi aéroport bi maa nga fay liggéey su fekkee pare naa fi surtout actuellement lay doon. Moustapha est-ce que am nga benn anecdote benn histoire boo xam ne bu la yéem la parce que bu ñuy wax Diass ñu ngi wax ne dëkkub séeréer la ñu ngi wax foo xam ne ay affaire mystique am na fa est-ce que gis nga boobu ngeen di déplacé guy yooyu ngeen di déplacé armeel yooyu est-ce que am nga lenn loo xam ne lu la fa yéem. trop bari lool man liggéey bi mu fu mujjee liggéey dañ ko jox nit mu dem ñu xoqatal ko mënatul dem. ñu xoqatal ko naka. ñu xoqatal ko c'est-à-dire wan ko ay xiram mu delloo liggéey bi bi mu delloo liggéey bi ñu lancé waat liggéey bi ma bokk ci ñi démissionné yàlla def ma gañe liggéey bi ma ko gañee mu déplacé wu moom entrepreneur bi ñëw seet si wax ma ne ma liggéey bi bu sa juróom-ñaari xel daj nga liggéey ko parce que ah waaw mais signé naa sama contrat ba pare mënatuma génn mu continuer di ko liggéey ak condition yu métti lu ne gis naa ko fa ñi ma doon liggéeyal su ma gëmoon li ñu gëm ni kon liggéey bi du egg te lii may wax waaye AIBD ñoom xam nañ ko am naa suma ouvrier bu nga xamante ne li ko dalee fii loxo bi la moo dagg complètement ba baaraam yi mot xëy na boobu la sacrifice bi commencé liggéey bu ma foroon liggéey diir bu gàtt mu liggéey ko fa diir bu gudd ba mu jaaxal ñi ma jox liggéey bi mais jaaxal ma man tamit te daf ci am yu nga xamante ne yëpp kenn mënu ko wax mais en tout cas fu doy waar la pour liggéey fa métti woon na mystiquement mais métti woon na aussi ci conditions yu ñu doon liggéey parce que digg àll la amul foo jëndee lekk amul foo jëndee naan courant amu fa dara amu fa te fi la oto yi wàccee ak fi nga war a liggéey ay kilomètres la ouvrier boo fa yóbbu su demee ñaari fan ñett mu bandone sanc ba dem yoonam donte kon avance nga koy jox noonu lay demee yoonam nga dem uti keneen fu naqaree liggéeyal waaye nag résultat bi moo ñu ci amaloon solo dëgg la dañu doon fay mayuñu mais nag quand même xam nañ ni ci réew mi lañ dëkk bon bu ñu jógee war a def lu baax ci réew mi dañ koy def ak fierté def ko ak xel mu dal. tey Moustapha Mbaye lan ngay wax ñi nga xam ne passagers yi nga xam ne ñiy dem ak wala ñuy wàcce aéroport AIBD yow muy nekk seede buy dund di nga xam ne fekkee na lu bari ci aéroport bi lan nga leen di wax tey. waaw am na suma jarbaat suma niveau bu nga xam ne
sànq la jógee aéroport ay 6 heures du matin jógee Turquie ñëw bi mu ñëwee ne ma paas bi dafa seer parce que taxi bi ma luwee 13000 laa ko fay léegi la ma ko wax même pas 1 heure de temps ma ne ko ku bëgg akara da nga ñeme kaane aéroport boobu mënuñ ko def fu jege parce que xaju fi léegi nag nit ñi il faut que ñu jéem a am discipline xam ne réew buy avancé da ngay avancé ànd ak moom naa am li réew yépp am te nag suma poste du ko yëg loolu mënul nekk il faut que nit ñi def sacrifice xam ne lu baax ñëpp ko bëgg mais lu baax lu nekk dafa am njëg voilà donc man loolu laa ci gis maa ngi conseillé ñëpp ñu góorgóorlu président def na la paquet ñii war a mën a demee ay car dinañ ko demee ñi war a mën a demee ay taxi dinañ ko demee donc voilà nañu jéem a góorgóorlu lu ci des moom ñu wàññi wax ji te góorgóorlu ci liggéey bi ndax suñu président caaxaanu day liggéey. jërëjëf Moustapha Mbaye.